Cheikh Tidiane Mbaye nekk président collectif résident ZAC 2 bu Nord Ngent taxaw ak sama naataango yi kii nekk sama wet moom mooy Maxet Gueye nekk délégué chef de quartier bu ZAC 1 ñu choisir nag thème bi dëkkandoo ndax ñun ñëpp ku ci nekk da nga am foo jógee ñëw dëkk si fii dëkk boobu ñu dëkkandoo ñu ñëw dëkk si fii nag dafa baax ñu rafetal ko ci li nga xam si moom mooy dëkkandoo ak àq yi ci am yëpp ñu bëgg nekk boo xam nekk bu sell lay nekk boo xam ku ne da ngay xam sa morom nekk boo xam ku ne da ngay pare pour jàppale sa morom waaye nekkin boo xam si ku ci nekk da ngay jël problème yi nga xam si ne am nañ ci ZAC bi te sama naataangoo na ci ñëw léegi limal leen ko naka lañ koy songee ensemble pour que mën koo daaneel ensemble loolu mooy bu njëkk bi te yaakaar naa ni depuis bañ commencé conférence ba léegi am nañ ci ay résultats minante bi bëri na maanaam gën na dox nit ñi gën nañ jàppale gën nañ bëggante te vraiment engouement bi am na loolu muy benn farna beneen farna bi aussi mooy dañoo nekk quartier bu bees am ay villages yu ñu fekkoon ñu dem ba nekk ay quartier ñoom it baax na ñun ñu bañ a vivre rek en vase clos maanaam ñu ubbeeku ci gox yooyu bokkandoo lépp ak ñoom muy quartier yu ñu wër vraiment te ñëpp teew nañ ci ak seen i imaam ak seen i kilifa waaye muy Poñel muy Conaax muy Càppong muy Ngent extension muy vraiment quartier yu ñu wër yëpp waaye it ñu wax fii tey jii ñun ZAC ci Thiès lañ bokk population Thiès lañ bokk am nañ ay jafe-jafe nag yoo xam si ne vraiment lim bi bëri na jóge ci transport ak sécurité yëpp su ma naataangoo bi dina ko lim ba vraiment li nga xam si moo tax ñu woote conférence bi bokk na ci ñu bokkandoo booloondoo ensemble ñun ñëpp nag xool naka la ñuy saafara jafe-jafe yooyu te ndax xam nañ ni kenn ku ci nekk amuloo xëy na doole ju ko mën a saafara te li olof di wax lu kenn man mbooloo moo ko dàq. initiative bi di sant di gërëm population yi ma def confiance pour may wax seen i mbëbët à travers télé yi à travers les radios de la place ñu di leen remercier yéen tamit muy télé bi muy rajo public yëpp ZAC bi dama ni donc baaxoon na ñu xam lan moo ko sabab. En 2004 Thiès dafa waroon abriter le 44e anniversaire de la fête nationale ñu ne woon dañ koy organiser ci région yi et Thiès était vraiment la région la mieux indiquée pour que ñu mën a réaliser les travaux dans le délai très limité pour pouvoir tenir sans être inquiété la fête nationale fête indépendance bi yàlla def ni ku xam ZAC bi bien avant alternance gis tey ni mu mel kon ku ne woon fii mooy ZAC bi ma ñëwoon avant alternance nga ne non c'est pas possible ndax soppeeku am na ci wax dëgg yàlla du ma dugg nag ci ay détails politiques waaye war nañu mën a gërëm nag wax dëgg yàlla ki sabab lii lépp muy Ablaye Wade ak son premier ministre Idrissa Seck yàlla def na lépp lu ñu soxla pour que dëkkin neex dëkkin rafet projet bi jël na ko en considération muy école maternelle école élémentaire le cycle moyen lépp daanaka mi ngi fi ba ci ndax tabax nañ ko dara desul lu dul yàggale ubbi ba ci stade ba ci piscine olympique site baa ngi nii ñu commencé ba gasal ñu emplacement bii muy piscine bi au moins war nañu atteindre donc 2 mètres de profondeur ñu ne ko fa tegg boo jëlee marché bu mag a mag ñu wax centre commercial lañ ko waxoon ma nga fa moom tamit liggéey nañu ba terrassé dara jotul lu yeggal ñu ne ko fa teg stade bi municipal ba boo leen taxawee di filmer ngeen gis ngeen tribune ba daanaka lépp nee na tekk waaw léegi ñun dañoo xamul lan mooy problème bi président bu ne na jaar na fi ni dañuy relancer les chantiers buñ ñu waxee ne dañuy à Thiès buñ ñëwee dañuy relancer les chantiers ñu tàccu ni alhamdulilahi rabbil alamin ñun de on l'attendait waaye dañuy constater daal du mujj fenn Ablaye Wade président Ablaye Wade def nañu ko le président Macky Sall it ñëw na fi ni les chantiers seront relancés mujjul fenn
autorités municipales yi aussi léeg-léeg nga gis ku def sa meeting politique ni dañuy donc relancer les chantiers de Thiès waaye du mujj fenn. mais loolu ban jeexital la am ci seen dundin fii. waaw léegi ñun loolu dafa metti si suñuy dund parce que suñuy doom dañuy war di jàng pour ñu jàngi dañuy dox ay kilomètres ak insécurité bi léeg-léeg nga wàcc 19 heures guddi na déjà bu ñuy demee mois de daanaka octobre ba décembre da ngay inquiété wu te agression yi sàcc yi ci kër yi ñoo ngi bëgg a rey budul loolu budul njàng mi faju ku nekk boo sañoon boo tawatee da ngay daal di jubal dox rek dem sa hôpital sa poste de santé ba au moins am saafara waaye poste de santé bi mi ngi fi waaye fu mu mujj kenn àjjalu ko bu ñuy jël ay bërëb ñuy jaamoo yàlla wax dëgg yàlla ZAC bi 1 ak 2 yëpp fu ci nekk aménagé nañu ay place su jàkka waaye tabaxuñ ko waaye ba tey sax mun naa ne loolu ñun population yi am nañu jom gu day nii ñu donc mobiliser wu pour tabax ko espace vert yi plan de lotissement bi macha allah ay espace vert yu yaatu waaye lu ñu constaté ce qu'on appelle la délinquance foncière ndax léeg-léeg nga gis ay nit ñu jógee fële seen i 4x4 seen i tenue ñëw fekk espace vert bu gën a yaatu rapidement ñu morcelé ko il a fallu que ñu song leen parce que yàlla may nañu chance ñu am une vue d'ensemble par rapport à la ZAC ba pare yor suñuy document nag kon fu ne lu ne xam nañu lan moo fa war a fu ne xam nañ lu fa war a tegu kon moo waral population ku nar a def dakasul noonu rapidement ñu daal di donc mobiliser wu daal di donc empêcher loolu. courant bi ku fi jaar guddi sax daanaka da ngay tiit ndax ñu dogale la ndax su weesoo boulevard bii donc si biir benn poto lampe tàqul yëpp couloir yi jëm Dakar ak yi jëm Tivaouane yëpp daaneel nañ ko. si biir ZAC bi yëpp ale boo gis am na ay lampe poto yi ñoo nga fa sax poto yi taxaw na waaye benn tàqu si kon le peu d'éclairage bu amee ay quelques maisons yu am électricité te lu néew la par rapport ak li fi dëkk te nag ñoom dañ fi waroon fekk électricité ndax dañoo waroon ku dëkk rek da ngay dem rek régler donc say formalités au niveau de la Sénélec wala de la SONES waaw mais malheureusement Sénélec bi boo fa déposer sa demande bala nga koy jot yàllaa xam bala ngay jot courant yàllaa xam SDE bu dul woon solidarité bi ñu am di rootante suñuy biir kon làmbaay gën a ñaaw waaw gis nga de xam nga ni doon loolu sax ñun bokk na si li ñuy jàmbat ndax foo jëlee taxi ni ZAC ba laa jëm tarifu VIP lañ lay taxé parce que dañ naan yéen waa ZAC bi yéen a ko yor waaw amuñu benn yërmande nag ci waa ZAC bi foo mën a jëlee taxi 1000 francs 1500 loolu lañ lay taxé comme tarif bokk na si lu ñuy joytu aussi suñu jigéen ñi comme na dans aw ñu marché dinañ faxal di dem ba ville di duggi waaye bu ñu paree bus tata bi terminus bii nga gis ci mairie bi fii lañ leen aménager woon fii lañ doon yem mujj gi ñu di ko dox ak transporteurs yi pour ñuy mën a dugg ci biir ZAC bi ndax ku jël seen i pañe jóge marché wax dëgg yàlla war ko doxaat ci biir ZAC bi 500 mètres loolu metti na ci jigéen ñi waaye lu ñu mën a am ci mujj am si moom mooy mën nañu yegg ba fële ca seen Iran oto après dëpp ñëw fii seen terminus ñooñu sax dox ay jéego pour que terminus bi ñu déplacé ko sa seen Iran oto moom tamit ñuy remercier directeur seen Iran oto ndax bañ ko jooytoo loolu dafa aménager ay toilettes foofu actuellement mi ngi aménager hangar bu ko defee donc terminus bi dañ koy daal di yóbbu foofu cantine yii ngeen gis fii lii fii du place am te ku wax te yàlla tax fii du place am te mi ngi jàkkaarloog maire bi gis ngeen ni buntu maire bii xam ngeen ni bu fekkoon pour restaurer wu rek un personnel am nga espace ci sa biir service boo def buvette ku bëgg a restaurer wu donc dem restaurer wu loolu moo gën a yenn maanaa kon nag may ñaan autorités yi nañuy assumer seen responsabilité nañuy respecter àqu dëkkandoo yi mooy buñ ñu sampalee fii maire yi ñun ñii ñuy fekk ñu xamante ni dañoo jëndoon ndax cadre de vie bu ñu estimer kon buñ ñu yàqal suñu cadre de vie
seeni cantine ñuy def si dugg jumaa ji nga xamante ni fii néegu yàlla la fii ñu jëm ni xëy na sax dama bañ a dugg si projet ministre bi Abdoulaye Diop nga xamante ni donc wax dëgg yàlla yéene la am ci donc umma islamique université islamique bi mi ngi nii ci ginnaaw moom tamit on est disposé à relancer les chantiers ak yeneen waa léegi nga ñëw si giratoire tabax fa samp foofu cantine dañ ko déplacé moom di ko déplacé sax moom le maire xamu ko xëy na lu ko jëmee kaw la kon nag dafay xaw a doon tuuti gàcce tuuti kersa yow en tant que autorité njiit ñu teg la ñu la doxalal ñu defalal ñu ngay yàq kon lii daal la amoon lu may lancer comme appel. déedéet dama ni lu jiitu tey jii conférence bi ak point de presse bii ñun dañoo doxoon ay jéego foo dem ci autorités yi muy gouvernance muy ministère de l'urbanisme di nga fa fekk suñuy bataaxal pour jooytu suñuy mbébét yàgg nañ koo def waaye dama ni réponse masul am kon tey jii dañ ne xëy na amuñ woon dañoo néewoon waaye tey jii mbooloo mii yaakaar naa ne ku ko xool ak suñu détermination xam ne nag jot na autorités yi waxati ak ñun jot na autorités yi nag ñëw relancer les chantiers de Thiès. waaw sànq ba may koy junju nee naa espace bi ñu aménagé liñ ci jublu woon mooy créer une nouvelle ville pour ne pas dire une nouvelle capitale parce que Dakar étouffé Dakar xat na ba tax na espace bi ñu aménagé ZAC 1 bi boo ko jëlee 97 hectares la maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar si ay hectares ñu aménagé ko pour 3000 parcelles maanaam ñetti junniy kër ZAC 2 bi 130 hectares la maanaam téeméer ak fanweer ci ay hectares ñu aménagé ko pour 3995 parcelles ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ZAC 3 bi aussi gën koo yaatu te am na ZAC extension am na ZAC est kon li fi nekk ci espace kon ab dëkk la te boo leen xoolee li fiy jus sam taxawu ci immeuble donc boo jëlee ZAC 1 bi ëpp na ñaar téeméeri immeuble boo jëlee ZAC 2 bi gën koo yaatu encore seeni borom ñii mënuñu dëkk parce que tout simplement courant moo leen bloqué ak éducation de leurs enfants ak ndox lii dong la ñun ñu dëkk nag di dund jafe-jafe yi ñoo mën a yuuxu pour que autorités yi donc ñëw jàppale ñu kon daal loolu donc lañ doon am lu ñu doon wax di ñaan yàlla di leen gërëm nag di leen sant.